xibaar yi ci RFM. juróom-ñeenti waxtu ci rajo Futurs Médias ñi ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak nun xibaar yi wolof yi ci yaatal ngeen ci ànd ak Makumba Bey. samedi na ñëpp wuy ji assemblée nationale dajaloo ba luwaa bi dindi poste premier ministre bañ a jàll mooy wooteeb association société civile yu bëri ci njalbeenu xibaar yi ñu ànd ak ñoom. benn école mënu fee tëral sarti boppam yu kawe loi ak décret yi nekk ci réew mi di li Kalidou Diallo waxoon école yi fi bëggoon a aaye muuru waa Jamra ñoo ko fàttali école Jeanne d'Arc ñaawlu itam seen dogal bu bees boobu ni nag bu école ubbee kenn dootu fa muuru leerali abbé Pierre ay njonn moom mi nga xam ne moo yore enseignement catholique ci biir xibaar yi mu ni kenn aayewul muraay ga dafa am luy xët règlement intérieur ba moom la ñuy bañ. imam ak sëriñ daara yi ca Louga ñaawlu programme télé yi ci jamonoy koor gi ak ni ñuy salfaañee diine léeg-léeg bëgg télé yëpp mboole seen àndandoo bañ koo teg. njuuj njaaj ca hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Kees chef service ORL moo ni malade ya ci boppam la ñu ko jëme woon léegi nag ma nga fa mbaxana doone benn. ñaareelu pàcc bi tàggat yaram championnat d'Afrique judo Sénégal am na ñetti médailles wuris ñetti médailles xaalis ak ñetti médailles xànjar. gan gi Bamba Kassé secrétaire général SYNPICS waxtaane convention collective bi ak payor yi ak itam njaatige yi fiñ ci tollu jamono ji. Makumba Bey la xewoon le 23 juin la ñu bëgg a dàbbaliwaat assemblée nationale fan bii di gaaw bii di ñëw muy kuréel yu bëri yu bokk ci société civile tey jii la ñu ko xamle ñëpp dajaloo la ñu bëgg wuy ji foofee bu ko defee. loi bi dindi poste premier ministre bañ a jàll foofee ca plénière ba Guy Marius Sagna kenn ci ñoom ñu teewlu ko ci jokkoom ci téléphone beeg Jomaron. président Macky Sall li mu bëgg a def jekkul rafetul du yoon ñaar fukki fan ak benn ci campagne électorale yi passé benn yoon bu président Macky Sall waxee ne bu ngeen ma falee naa fi génnee premier ministre ñun mënuñu nangu. ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu politique ñi nga xam ne ñoom ñooy sàkku baatu askan wi. ngir jëriñ askan wi ñuy wax luñ dul def waaye itam ñuy nëbb askan wi ci jamono campagne électorale li nga xam ne moom la ñu bëgg a def ñu jàpp nag ne président Macky Sall foog ñu wax ko waaye wax ko mooy wax ko képp kuy yëngu ci wàllu politique wax ko moom wax ko ki nga xam ne moo ko war a remplacer wax ko ñi nga xam ne ñooy def politique ci communes yi ci assemblée nationale ba ci président de la République dañoo jàpp ne wax dëgg yàlla tey ci àddina toll li askan wi soxla mooy ku leen di dooleel ñoom askan wi et non dooleel ki nga xam ne mooy seen surga ndaxte président muy député muy maire surga askan wi la donc ki ñu war a dooleel mooy askan wi nga xam ne moo war a gën a am sañ-sañ ci surga wam ci ki nga xam ne moom moo ko war a jëriñ te président de la république surga askanu Sénégal la surga askanu la mënul ëpp doole di jox boppam ay cër yoo xam ne day mujjee noot askan wi moo tax nag ñu ne buur bu dul buur bëgg a jaamoo ñi nekkatul jaam wax ko dafa jot moo tax nag ñuy woo képp ki nga xam ne bëgg nga jàmm bëgg nga démocratie ci réew mi ñu ngi lay woo ci buntu assemblée nationale. RFM rajo askan wi. école bu tudd Jeanne d'Arc moom la ñu wax ni nag dafa fas yéene kon aaye lii di muuraay bu école ubbi waatee ca weeru septembre woowee ONG Jamra di ko fàttali ñu ko fi jéemoon atam te jàppante woon ceeg ministre boo woon di Kalidou Diallo mu ni woon nag kenn amut nag sanc sa sarti bopp yoo xamante ne nii yaa cay wax lay xew foofee te fekk réew mi nag daloo ay loi ak i décret jombul ci biir xibaar yi ñu ànd ci ak Omar Mbow mi ñu tënkal nag seen communiqué boobu nga xam ni ci la ñu ñaawloo dogal bi abbé Pierre ay njonn moom moo yore enseignement catholique indi na ci ay leeral nee na aayewuñ muuru waaye dafa am yeneen yoo xamante ne nii dañ koy gis ci école yi yoo xamante ne nii faaw mu jóg fa ñu déglu ko ci micro Babacar Diouf. nga tere muuru règlement intérieur mooy tere lépp li nga xam ne gëm nañu te gis nañu ne àndul ak philosophie école bi nag loi d'orientation moo ko tër règlement intérieur bu dee ci école publique ak ci école privée parce que école privée dafa am reconnaissance état bi règlement intérieur la ñuy doxal voilà nit ki mënoo ñëw ni nga ko bëggee ci école léegi nit ñi dañuy ne dañoo tere voile dañoo tere lii du voile la ñuy tere mais am na yeneen colin yi nga xam ne bu ñu gisee ne àndul ak règlement intérieur bu ñu gisee ne du tax ba élève bi li ñu xaar ci moom mu nekk ak yeneen élèves yi wala mu nekk ci biir classe wala mu nekk di def EPS ak yeneen bu fekkee ne loolu day gàllankoor jàngoom ñun dañuy topp règlement intérieur.
dina gën a leer ndey ñi ngi jéem a jokkoo ak waa Sainte Jeanne d'Arc te sottiwul ba léegi jombul ak beneen jotaayu xibaar ñu wax ñu li ñu nar lu mu doon dëgg-dëgg. feneen foo xamante ne nii coow judd na fa ci kër docteur Amadou Sakhir Ndiéguène hôpital ba fa ñu ne nag am na wàllu escroquerie goo xamante ne nii dañ ko fay nemmeeku ci wàllu service yoo xamante ne nii amuñu kees ñu fay am loo xamante ne nii dañ koy pàccoo ci seen biir ba fi mu ne nii tax mu jéggi dayoo yegg ci kanamu yoon Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop kon ñu teewlu ko. lu toll ci fukki fan ak juróom ñuy grève ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès waa SUTSAS nag joxoñu baaraamu tuuma na Ndiassa Ndiaye daanaka moom moo tax ba hôpital bi doxul moom mi nga xamante ne moom moo nekk chef service ORL dafa jël ay agent jëlee leen poste bi ñu nekkoon affecté leen Ndiassa Ndiaye di ci indi leeral. ñu wax ni man maa bloqué hôpital bi damaa dàq sama major loolu moo tax hôpital bi ñoom ñu grève syndicat am grève ni dafa jógee sa coow laa ngi bëgg a bëri ki nekk SUTSAS jabaram patron rajo bi la ki patron moo yore scanner bi am na conflit d'intérêt foofu parce que jabaram laa ko jabaram ki ñu nag mooy ko moo ko yilif te scanner fu ñu la jàppee éco 20 000 scanner boo xam ne dafay xew major bi ñu dàq billaahi wallaahi taala major bi ma génnee moom moo waxul ni dafa am ñu yóbbu maladie rajo pour am fa pourcentage yàlla naa fanaan ni safara tey dama porté plainte responsable SUTSAS dafa fekk may opéré mu ñëw ni ma Ndiassa yow hôpital bi moo ko yow tu verras avec moi. moom nee na li ko gën a metti ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès dañ fay nemmeeku ay mbuxum yu jéggi dayoo. bi may consulter chaque jour ma jàpp koo xamante ni rajo amul kees boo defee écho man foo defee écho bi rajo koo fay ki nekk rajo manipulateur bi ma jël enregistré ba muy 6 personnes am na njëg tubaab ba témoigné rajo amul kees nga buntu ba la fayuñu kees gi nit lañuy fay. dañu war a dem ci biir buntu bi. Cheikh Anta yaa ma gën a xam loolu hôpital kenn du fay ci kees nga buntu ba rek ñëpp dafa fay il faut que ça soit clair mais moi là-bas je dérange directeur boo ko defee hôpital ñu sonn dafa am mafia. Ndiassa Ndiaye wax ne nag moom xeexam yëpp moom mooy fexe nag ba hôpital bi tegu ci yoon waaye nag nee na loolee la yenn syndicalistes yi nanguwul ba tax ñu koy xeex nee na lu mu ci mën a jàpp daal grève bi yàgg na lool jamono yi nag way tawat yi nekk ci diwaanu Thiès yëg nañu ko bu baax RFM Thiès Cheikh Anta Diop. ñooy jàngale alxuraan ak di jàngale kon diine ca diwaanu Njàmbur muy Louga ñoom nag nee nañu programme yi war nañ koo xoolaat bu baax a baax jamonoy koor gi ak retraite gi nga xam ne léeg-léeg ñu def ko mu daal di dal ci diine ci anam yoo xamante ne ni daal doonul yi gën a rafet ci ni ñu ko war a gën a mënee ñu bëgg teele yëpp nag daal di àndandoo ku ko def itam ñu bañ la koo tegal Abou Sow moo wax ci seen ndaje ma ñu déglu ko ci micro Abraham Paul Pouy. seetlu na ni diini lislaam rek na ñuy ñaawal même weeru koor wii ñu jubsi bu jubsee rek ngeen tàmbale gis ñaawal yi ñu ñaawal diini lislaam ci wàllu ndogu yaag ci wàllu film yi ñuy def ak te loole dañ koy ñaawlu dañ koy dénoncer ñuy ñaan waa CNRA comme ñoom ñoo yilif mboolem lu jëm ci wàllu média yi nañ ci taxaw ñu jël si seen responsabilité dootuñu ko nangooti te duñ ko nangul kenn di foye daara alquran te nag buñ jógee di ñaawal daara di ñaawal imam di ñaawal tim l'islam bi loolu lañ bëgg na dakk ñun waa région de Louga sëriñu daar yi ne ci région de Louga ñu ngi wax autorité yi di ci jiital président de la république na ci jël responsabilité am parce que dootuñu ko nangooti bu ñu dee dowal nañu dowal luy jëriñ askan wi bu dakkul incha allahu taala tëral nañ suñu plan d'action boo xam ne au niveau national la waa Dakar def nañ seen point de presse waa Thiès def nañ ko waa Fatick noonu lañ ko toppee bu ñu paree incha allahu taala dinañ gisayaat suñu biir waxtaan ñu seet nan la ñu koy tëralee ba nga xam ne loolee dana dakk parce que dootuñu ko nangooti. waa Unacois jàppoo ñoom itam ci ay xat-xat la ñu toll jamono ji ak waa Auchan ca Kaolack ga ñu dem nag ni dañ faa bëgg a ubbi bitig bu mag muy ñu doon kaas na fi jóge ñu ne nag fa ñu ko bëgg a def nag lañ d'accordul ndax diggam ak marché central ba matul kilomètre te loolu mooy règlement bi dañ ciy déglu Tambidou Aïda Dia ca ndaje ma ba mu jeexee tey jii ci micro Ibrahima Diamé. waaw fi ñu wax ne fii lañ ko bëgg a installé moo Kaolack moo marché bi boo ko nattee 300 mètres te 1 kilomètre lañ waxoon loolu daal mooy suñu inquiétude daal. waxuñ ne du nekk Kaolack ndax amuñ maqaama boobu waaye loi li nga xam ne nii moom la décret bi joxe comme article lañ bëgg ñu sàmm ko daal. ki ñu koy jooy nag mooy président de la république la ma waxoon ak ñun nañ sàmmoo loola ndax bu ñëwee ba fii ñu def fii Auchan nga xam ne diggante moom marché mën nga dox sa tànk egg fa kon commerçant yi bay boo ñu tëj ñibbi te ñun amuñu bureau duñu fonctionnaire li nga xam mooy commerce bu ñu bëggee réel suñu commerce nag ñu ngi ñuy rey te yëguñu ko ñu bëggoon daal 1000 mètres bi ñu waxoon 1 kilomètre bi ñu waxoon muy junniy mètre 1000 mètres ñu defal ñu ko noonu nga xam ne ku mën da nga fa dem ku mënul yem ci ñun comme mënuñoo ne du fi ne parce que bu njëkk dégâts lañ waxoon mënatuñoo am dégâts bi mais dana dëkk ndax ñoo ñu ëpp doole waaye nag nañ ñu may mu sori ñu tuuti waaye ñëw ba ci suñu bor ñu defal na ko dana nu métti torop
suñ ko mënee dindi dinañ ko bind dindi suñ ko mënta dindi dinañ toog di jooy rek nag jooyuñ ko góor jooyuñ ko jigéen président lañ koy jooy nañu dimbale. li ñu tàmbalee dindi di ñi nga xam ne nag ñoo doon xat-xatal dëkk bu mel ni Bargny muy opération désencombrement yi nga xam ni njiitu réew mi waxoon na ko ñu tàmbali ko nag am ci ñoo xamante ne nii fi mu ne nii bi ñu noppee nee nañ dinañ ut brigade boo xamante ne nii moo koy wattu ba la ñu fa jëlee kenn du ko fa mën a delloowaat Abdou Diouf Diagne. Bargny dégg na wooteeg njiitum réew mi Macky Sall tabax yi nga xam ne jaarul ci yoon garage yi nga xam ne nekkuñu fa ñu war a nekk ak wata yi nga xam ne seeni borom dañ leen a sànni te ñu nekk ci diggante Ndiolmane ak Mbot ñoom ñëpp lañ fa jëlee muy doxalin boo xam ne waa mairie ba ñoo ko def Mandoy Ndoy mooy directeur bu cabinet bu maire bi. ñëwuñu aussi pour yàq dañu ci waxtaan ak population yi def ci ay réunion ak délégué de quartier yi ak bàjjenu gox yi chef de quartier yi objectif bi mooy que tey lépp li nga xamante ne li ñuy wax ci mbedd buur entre guillemets mooy ñu génn la nga xamante ne day xatal yoon yi muy oto yu yàq muy kiosque yi muy gargote yi objectif maire bi tey mooy ñëw assainir jàppale aussi population yi. opération bi nag dina wuutee lool ak yi nga xam ne moom lañ daan faral di gis ndax ab brigade d'intervention fas nañ ko yéenee samp ngir rek mu daal di fexe ba kenn deetu ñëw toogaat ci yooyu bërëb nga xam ne dañ koy tere. xam nga bii passé organisation bi c'est vrai xawoon na des pour la commune mais tey ni may waxee yow am na loo xamante ne mooy brigade mobile d'intervention boo xamante commune bi moo ko am y a une dizaine de personnes ñooñu incha allah à partir de lundi chaque jour dañuy jaar xool ndax ña nga xamante ne dañu leen dindi woon ndax ñu ngi indiwaat seen ay kiosque ou pas. si fàttali genre opération yi nga xam dañ koy def nag di jëlit nit ñi nga xam ne dañoo toog fu ñuy jàpp ne ñëpp ñoo ko bokk dina daal di laal li nga xam ne moo di tëngéej googu nga xam ne sax préfet ba daal dinay jox ñetti ay bés ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci boulevard Maurice Guèye ñu daal di fay jógee RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. leneen lu njiitu réew mi tere woon tey ñu jóg ci muy ca Kaffrine muy xeetu ñoll mi tudd Jakarta mu ni woon nag na njaay mi dakk tax ñu daal di bett ña yor baaree foofee xool ba xam ndax yor nañ biteel yu ko defam déet bi ñu noppee la Idrissa Ndiaye daal di dénk yi kàddu sunu ndaw la fa di Omar Ndiaye. donc ba ñu déggee ne mun na am ni dañuy jaay benn xeetu boisson alcoolisée bu ñu tuddee Jakarta si lañ jot ay ndigal yoo xam ni sunu kàngam yi nekk si kaw ñoo ñu ko jox mais jaarale ko si ministère bi nga xam mooy yore wàllu wér-gu-yaram mu ne ñu wax dëgg yàlla nañu gën a bàyyi sunu xel si bërëb yi nga xam ne dañ fay jaay boisson yooyu boisson alcoolisée donc loolu moo tax ñun wër nañu biir commune bu Kaffrine dugg si ñeenti baar pour xool maanaam ni ñuy liggéeyee donc bu ñu duggee si baar nag ñaari fànn la ñuy njëkk a xool benn bi mooy maanaam cet bi si wàllum bërëb boobu parce que baar dafa bokk si li ñuy wax bërëb yoo nga xam ne nit dañ fay dugg ak di génn donc bu ñëwee dañuy xool wàllum li ñuy wax wàllum set bi si diwaan boobu ñaareel bi aussi dañuy xool maanaam ñoom li ñuy jaay ndax dëppoo na ak li yoon wax parce que boisson alcoolisée ñaari mbir lañ ciy xool benn bi mooy ndax degré bi weesu na 18 donc loolu lay njëkk xool loolu bu boobaa boisson boobu kenn du ko autorisé ñaareel bi mooy ne fu ñu ko def ndax dafa néew 50 centilitres mais wax dëgg yàlla ba ñu xoolee baar yooyu yëpp gis nañ ni ko loolu ñuy wax amul fii si commune bu Kaffrine. mu nekkoon nag kon wàllu Jakarta bi nga xam ne tàmbali nañ koo xool foofee ca dëkk ba ñu wax ci wàllu wér-gu-yaram ak néphrologie tey ji ndaje mu mag muñ ci amaloon muy nag docteur yi nga xam ne ñooy saytu jàngoroy roño 1992 ñu ni benn la ñu woon ci réew mi léegi fulandi nañu ko ba mu yegg ci fanweer ak juróom Sénégal def ci ay jéego donte des na bu baax a baax Abdoulaye Diop. néphrologie di ab discipline buy dox loole di solos ngir société sénégalaise bu néphrologie ñu amal ñaareelu cours international francophone jëm ci wàllu woowee professeur Boucar Diouf mooy njiital SOSENEF. cours bi nag liñ ci wax nañ waxu néphrologie clinique par exemple nooy xool malade yi nga xam ne ñu ngi ci kaw ci lal yi daa am affaire yu bëri yu bees yoo xam ne ñu ngi kii parce que médecine day dox donc war nga peut-être ñaari at yu ne wala at bu nekk gëstu ba xool lan moo bees wala beesul. ak benn néphrologue ci 1992 Sénégal jamono ji am fanweer ak juróomi néphrologue mu nekk jéego bu am solo suñu sukkandikoo ci professeur bi. def nañ liggéey bu baax ci formation bi état bi aussi def na liggéey ci centre de dialyse parce que fi mu toll nii hôpital régional bu nekk am na centre de dialyse li ci des kañ mooy ñu jéem a tàggat paramédicaux yi infirmiers yi pour mun a
centre bu nekk mën a liggéey ni mu gën a li ñuy wax optimal loolu suñ ko defee xam naa vraiment liggéey bi kii na mais. ñaareelu cours international francophone bu néphrologie dina wéy ba ñeenti fan ci weeru mai nekk ab porox ndoll ngir néphrologue yi ñu daal di jàngat yu yees jëm ci wàllu woowee jaaree ko ci ay atelier ay conférence ak i exposition ñuy xaarandi ci Sénégal ñu teg ñi war a jiite comité national jëm ci wàllum transplantation rénale ginnaaw ba ñu voté loi bi ba noppi. RFM rajo askan wi. Makumba Bey. leeral yi directeur des bourses indi ci yëngu yu woon tey jii ci suba muy ca université bu Sine Saloum mu ni ordre de mérite bi lañ topp moo tax bourse yi toll noonu fii ci Ndakaaru itam lan moo tax fayul bourse yi wax na ko. commission bi mooy joxe bourse yi étudiants yi pour ngeen comprendre étudiants yi ñooy choisir seen université yi ñu dem loolu def naa léegi ñëpp xam nañu ko suñu toogee commission ñun li ñu def mooy dañuy def rek xool ku nekk yenn résultat nga am est-ce que résultat bi comme ni ma ko waxee permettre na nga am bourse wala déet donc il s'est trouvé que ñoom ñi nekk Kaffrine bu ñu xoolee seen résultats yi fanweer yooyu ñoo rek ñoo waroon a am bourse yi parce que ay bourse pédagogique la kenn mënu ci dara dañu xool rek est-ce que ils répondent aux critères s'ils répondent aux critères du am benn problème ñu may leen bourse yi 30 yooyu rek la ñu waroon may bourse ñu may leen bourse bon suñu génnee naan bon dafa am ségrégation ci loolu dama am ban ségrégation la parce que kuy dem bay publier say résultats ci campus xanaa ci internet xanaa foofu ñi ko mérité rek yoo ko am bon mais loolu bourse kii yi la quoi bourse pédagogique yi la noonu lay demee chaque année noonu lay demee dañuy xool ku c'est au mérite ceux qui méritent ils ont des bourses. ñu daal di wéy ci biir xibaar yi ba léegi ak convention bi nga xam ne nag mooy tënk salaire payooru journaliste yi code de la presse bu bees bi tey jii nag acteurs yëpp daje woon doon ko waxtaan suba ak jàmm ñuy waajal nag journée mondiale liberté de la presse di ñetti fan ci weeru mai tey jii nag ma nga amee woon kon ni ñu ko waxee léegi ca CESTI dañ ci ànd ak Baye Assane Diaw. ñi yëngatu ci mbirum tasum xibaar ci njiitalu SYNPICS daje na niki tey ca CESTI ngir amal waxtaan woo xam ne li ci gën a fees moo doon code de presse bu yees bi nga xam ne ba léegi kenn jëmmalagu ko Bakary Domingo Mané moo jiite CORED kuréel giy saytu nekkenu taskatu xibaar yi. pare nañu ak décret d'application yi liggéey nañu ba ñu noppi ba ñu déposé yëf yi rek ci table secrétaire gouvernement léegi moom moo ci des bu bëggee vraiment assainir presse bi na mettre en œuvre décret d'application boobu ñu commencé appliquer texte bi. moom mi dellu si na ci kàddu njiitu réew mi Macky Sall bi wax démb ni géewu tasum xibaar gi dañ koo war a seetantal ngir mu gën a taaru. luy nekk ci métier bi dafa jéggi dayoo dafa doy waar Samba Boy bu jóg rek mu ne journaliste la parce que dafa mun wax wala dafa dëgg kàllaama wolof wala français loolu il faut que mu dàq parce que pour nekk médecin da ngay def médecine boo bëggee nekk magistrat da ngay def pas droit pourquoi journaliste mooy métier boo xam ne boo ko bëggee def yow daal boo jógee fale rek commencé wax rek ñu ne journaliste nga loolu il faut que mu dàq. kii di Macoumba Koumé di liggéey ci wàllu yoon wante tamit nekk ki ñu dénkoon xaatim code bu yees bi ñëwaat na ci anam yi joxe lii di carte nationale de presse. faw nga jaar ci école de formation journaliste am fa diplôme soo jaarloo ci école boobu faw nga jàng ba am diplôme bu ñu naan licence boo ko amee ba pare maintenant nga nekk ci benn entreprise de presse liggéey fa pendant ñaari at pour mën a yaakaar nekk journaliste du caaga ne am nga licence dafa nga ñaari at rek da nga nekk automatiquement journaliste pour nga nekk ko faw nga jaar digg ci kanam benn kuréel bu ñu naan commission nationale de validation des acquis de l'expérience. bi leen dajee nag ci wàllu tasum xibaar jiitu na bés bi ñu jagleel liberté de la presse ñu war koo amal ni ki suba daal dina wane yàkkamti gi nga xamante ni ñi yëngatu wàllu tasum xibaar yàkkamti nañ ko bu baax code bu yees bi le des na ci des ci kanam tuuti moom la ñuy waxtaanee ak gan gi muy Bamba Kassé. RFM Sport. tàggat yaram Seydou Nourou Ba maa ngi leen nuyu Seydou. di la fay bu baax Makumba. wàcc naa li nga ma jox léegi de. waaw dañ koy waxtaan rek tàmbale championnat d'Afrique ci wàllu judo cadet ak junior ci wàllu judo donc kon mu mel lii di jongante yi ma tàmbale na foofa ca Dakar Arena fu ci Diamniadio di nag loo xam ne Sénégal jot na ci am gum benn médaille d'or ñetti médaille d'argent ak ñetti bronze leeral yi nag ci bés bu njëkk ba foofee ca Dakar Arena bu Diouf Diagne. lu ëpp ñaar téeméer ak juróom fukki athlète ñoom ñoo bokk ci championnat d'Afrique bu judo tamu soxal cadet yi ak junior yi compétition boobu nga xam ne Sénégal moom moo koy dalal lépp daal di ne ñoŋ ci wàllu organisation suñu sukkandikoo ci Idrissa Diop moom mooy secrétaire général bu fédération sénégalaise bu judo nekk tamit ki nga xam ne moom la ñu dénk comité d'organisation bi. première fois bi daal lañ koy defee Dakar Arena te vraiment am na délégation yu bëri yu ñëw yu jógee bitim réew pour ñëw ci fekkee jogante yi ñi ngi toll ci à peu près 250 athlètes yoo xam ne ñooy participer ci championnat d'Afrique cadet
cadet junior. Sénégal am na 36 athlètes te am nañu lu mat 16 pays yoo xam ne ñëw nañu pour participer. bëccëgu njëkk gi nag ñu ngi ko jagleeloon ñi nga xam ne ñoom ñooy cadet yi sénégalais bii di Ibrahima Fall nag daal di jël titre champion d'Afrique ci catégorie bi nga xam ne ñoom ñoo am lu yées juróom fukki kilo Kalidou Diatta Ba moom mooy entraîneur bu cadet ak bu junior bu Sénégal. am nañu titre champion d'Afrique tey ci cadet yi loo xamante ne je pense que mosuñu ko am ci Sénégal mosuñu ko am c'est la première fois ñu am titre bi perte nañ tamit ñetti final yoo xamante ne waroon nañ ko mën a gagner mais peut-être expérience bi moo manqué ci xale yi ci cadet junior yi am nañ ci yaakaar incha allah junior yi tamit bu ñu ñëwee dinañ def seen ay jàllore. Coupe d'Afrique bu judo boobu soxal cadet yi ak junior yi mu ngi door alxamis ji war a jeex nag dimanche. RFM Diamniadio Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne beneen Coupe d'Afrique muy bu triathlon nag mooy lii di tàggatu ci wàllu vélo daw athlète waaye tamit lii di fey mu ngi am nag foofa ca Yasmine Hammamet ca Tunisie athlète bu doomu bu délégation bu Sénégal nag naam sax yéegul ci podium bi waaye rusloowul Sénégal foofee ndax jeexal na course bi ak temps bi nga xam ne xel nangu na ko dina compétition boo xam ne bu ñu sukkandikoo ci directeur technique national dina daal dimbali Sénégal mu gën a am ay technique jëm ci boobule sport leexal Ibrahima Kamara ñu déglu ko. ñi nga xam ni moom la ñuy utiliser ci bitim réew donc jëlee nañ fa xam-xam jëlee nañ fa expérience bu baax ci wàllu technique gu dawal vélo technique gu daw bi ak technique gu fey bi yëpp jëlee nañ ci xam-xam bu baax donc coach yi jëlee nañ ci xam-xam xale yi tamit jëlee nañ ci xam-xam bu ko defee ñun dinañu yokk ci wàllu na la ñuy tàggatee xale yi ba ñu mën a tolloo ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo nekk bitim réew dinañ yokk na xale yi tamit ci li nga xamante ni bii dina tax ñoom ñu xam seen man nawle yi nekk bitim réew tamit yan performance yi ñu def ak naka la ñuy entraîné woo pour mën a am seen résultats yi ñuy am ci àdduna bi yëpp donc vraiment am nañ ci jëlee nañ ci xam-xam daal compétition bi ci boppam suñu athlète bi yéegul ci podium bi mais déjà jeexal na course bi donc jeexal bi rek c'est déjà quelque chose parce que triathlon dafa metti waaye ginnaaw bi mu jeexalee mun nañ jàpp ne def na temps bi nga xamante ni bi temps bu baax la parce que résultat officiel yi génnagul wante temps bi ñu jot a jël ñun vraiment gis nañ ni temps boobu rek gagné na battre na record bi nga xamante ni bi moom loo defoon ci Jeux africains yi mujjee woon def ba ñu jël ko. Ibrahima Kamara demi-finale léegi ci wàllu football aller coupe Europa League. waaw Arsenal nag moom moo dóor Valence ca këram 3-1 Francfort nag ñi di waa Chelsea ñoo fekk fa ca Allemagne ñu def ak ñoom bu ku ne am benn bal. doomu Sénégal bii di Kalidou Koulibaly nekk ca Napoli ca Italie nag mu ngay ñii di nag PSG ak waa Manchester City nag ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax buñ sax sukkandikoo ci ay xibaar Manchester United nag ñoom ñu ngi daal wax na ay xibaar na ñoom pare nañoo ngir génne lu toll ci téeméer ak fanweeri million ci euro ngir daal fexe ba foqati Kalidou Koulibaly ci loxoy Carlo Ancelotti. mu nekkoon xibaaru tàggat yaram yi jërëjëf Seydou Nourou Ba. Le tour du web sur RFM. tour du web bi Abdou Diouf lañ ci àndal. dal leen jàmm ci seen tour du web dañ koy door rek mbiru Cheikh Béthio ak i taalibeem yi ñu ne altine ba la ñu jëm ci la ñuy xam ban wet la ñuy tëddee UGFM.sn di ñu xamal ni njiitu chambre criminelle bu tribunal de grande instance bu Mbour Thierno Niang moom moo jël boobule dogal dàqandi atte bi ba altine Dakar Actu di leeral ni juróom benn fan lay doon ci weeru mai gannaaw juróom-ñaari at bi nga xam ne tëj nañ leen kaso waaye itam juróom benn fan yoo xam ne ñu ngi nii nekk ci bii procès ki jiite cantakoon yi ak i taalibeem daañu xam fan la ñuy féetee altine lay doon leeral di waxtaane li jëm ci wàllu laale yi nga xam ne amoon na diggante takk der yi ak étudiant yu université Cheikh Anta Diop tey jii ci suba bokk na ci li ñu ne moo ko waral moo di yéex a jot ci seeni bourse waaye itam subvention di maanaam ndimbal yi nga xam ne dañ koy jox étudiant yi nekk ci wàllu master ba léegi itam dafa yéex loolee leeral.sn moo ñu koy xamal tey yokk ne am na kenn koo xam ne ñu ngi ko doon woowee jeune milliardaire bu Facebook Assane Loppi lay wuyoo teg nañ ko loxo waa division spéciale de lutte contre la cybercriminalité ñoo def li ni mel élément yu commissaire Papa Gueye bu division spéciale de lutte contre la cybercriminalité lavalée.com di waxtaanee lu jëm ci aaye bi nga xam ne institut Notre-Dame aaye na ko muuraay ci école am
muy dogal boo xam ne ñu ngi ko yónnee waajuru ndongo yi ci benn bataaxal. ONG Jamra di mettitlu li ni mel tey wax ni na kilifa yi xoolaat bu baax a baax boobule dogal ñu jël moom nag ci benn bataaxal ONG Jamra mu ngi ñaan nguur gi mu dugal ci loxoom te itam di ñaan itam ñi nga xam ne ñoo jiite institut Jeanne d'Arc ñu fàttaliku note circulaire bi nga xam ne jëwriñ bi yoroon wàllu njàng meeg njàngale mi ci atum 2011 jëloon na ko di Kalidou Diallo. ci wàllu tàggat yaram Edouard Mendy di góolu Sénégal mën na am mu nekk ki dàq góolu ca Ligue 1 bu France Presse Afrique moo ñu ko xamal muy wax ni góol bu Sénégal bi am na fukki match ak ñett yoo xam ne football na ko te kenn dugalu ko but mu bokk nag ci juróom yi ñu tànn bokk ci ñoom Areola bu Paris Saint-Germain Lecomte bu Montpellier Lopez bu Olympique Lyonnais wala bokk Mike Maignan mi nga xam ne mu ngay góolu ca Lille. ci wàllu football ba léegi ak PSG ak Manchester mi nga xam ne jamono ji ñu ngi xëccoo Kalidou Koulibaly défenseur bu Sénégal boobu la nekk ci Napoli Manchester United ñu ne nuppi na génne lu toll ci téeméer ak fanweer ci ay millions yu euro daal di koy def ci défenseur bu Sénégal boobule AZ Actu moo ñu ko xamal te ci yokk ne Ole Gunnar Solskjaer mi nga xam ne moom mooy tàggat Manchester United nee na soo moytul dina dem ca Italie xooli Kalidou Koulibaly na muy footballé ci week-end bi. ci wàllu bitim réew ñu cliqué ci alerte info mu ñuy wax ni MINUSMA di takk der yi nga xam ne moom la ñu yónnee foofee ca Mali nee nañu mën nañoo jël faat yu métti yi nga xam ne amoon na ca Ogosagu ca Mali def ko li ñu dippee crime contre l'humanité jërë ngeen jëf ci déglu bi fii la ñuy yem ak yéen ci seen tour du web. li ci topp mooy quartier vert ñu tollanti ko àndaat ceeg Youssouf Bodian. ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm. accord de Paris ci climat bi ñu xaatim ko ci COP 21 atum 2015 tax ba yaakaar am rawatina ci réew yi nga xamante ni seen doole bëriwul. ñeenti at ci ginnaaw ndax mbir yi ñu ngi avancé laaj nañ ko responsable plaidoyer climat énergie ca Enda énergie di Aïssatou Diouf. accord de Paris bu mu amee ñëpp dañ ko rafetlu woon parce que dañu ne bii mooy première fois ci àddina bi yëpp nit ñi toog daal di ne urgence climatique bi mu ngi nii naka la ñuy def pour indi ci ay réponses waaye bu ñu xoolee ñeenti at après dañuy gis ne discours bi mooy maanaam leader yi bu ñuy wax li ñuy wax am na solo lool waaye bu ñu tolloo ci jëf du ñu jëf loolu nag la ñu ne mënatul nekk te fu mu toll nii nit ñi sonn nañu gis nañu température yi mu ngi yéeg géej gi mu ngi avancé boo demee Saint-Louis gis nga géej gi ni muy def dëkkuwaay yi donc jot na ñu wàññi wax ji te jëf-jëf yoo xam ne dina jàppale ñooñu nga xam ne ñu ngi jàkkoonteeg coppite jaww ji bés bu nekk donc loolu moo taxoon tey ji ñu daal di woote rajo bi invité ñëpp acteurs yëpp ñu mën ci joxe seen xalaat pour que leaders yi gouvernement yi li ñu déggee woon ci accord de Paris ñu mën ko respecter. société civile lan mooy taxawaayam ci loolu. xam nga ñun société civile nit ñi gën a néew doole lañ fi nekkal rawatina société civile bi liggéey ci mbirum environnement ak climat donc ñun ñu ngi fii pour wax suñu président yi suñu njiitu gouvernement yi ñu nekk ci Afrique ak ci àddina bi yéen dafa am lu ngeen diggee woon te gis nañ ne fu mu nekk nii entre li ngeen diggee woon ak li ngeen nekk di def nii wax ji moo ci ëpp jëf ji donc ñun ñu ngi fi pour wax leen ne dañu bëgg ngeen jëf ñu ngi fi tamit pour xool ci seen politique yi ñuy tëral est-ce que politique yooyu noonu dina jàppale dëgg-dëgg communauté yi ngir ñu mën a continuer di dund ak changement climatique parce que mu ngi fi ba pare donc naka la ñuy def ba nga xam ne duy gën a yàq seen dundin loolu tamit ñu ngi fi pour leen ko rappeler ñu ngi fi tamit di def ay projet pour wan ne ñun tamit am nañu xam-xam boo xam ne mën nañ koo baaxee communauté yi pour gën leen jàppale. décideurs yooyu la ci Sénégal seen bébét mooy fexe ba sunu ville yi set wecc di initiative boo xamante ni waa Greenpeace ñu ngi koy rafetlu ñuy ñaan mu wéy responsable campagne océan bu Greenpeace Afrique di docteur Ibrahima Cissé la ñuy déglu. Greenpeace nag day liggéey ci affaire environnement moo tax ñun bu ñu gisee ku def lu mel noonu mu indi tamit population yi di fexe seen environnement di set dañ koy saluer dañuy encourager loolu et di ñaax population yi pour ñu taxaw ci loolu fexe ba loolu nekk loo xam ne dañ koy gis dañ ci teg suñu bët nga xam ni environnement bi dina nekk lu set te nit ñi dinañ mën a dëkk fu sell. loolu moo taxoon d'ailleurs daaw Greenpeace ak ay volontaires am participer ci benn mouvement bu ñu doon wax ñu fexe ñu yeewee ko ci plastique te loolu yëpp dañ ko def ci àdduna bi def nettoyage yu bëri def ay audit maanaam xàmmee ñooñu di plastique boobu fan la jógee ñan ñoo koy produire ak lu tax ñu koy produire ak ñan ñooy responsable yi ndax loolu aussi dafa am solo pour que ñooñu tax plastique bi taxaw ñooñu tamit mën a ut yeneen emballage yoo xam ni dina tax plastique bi mën a wàññeeku moo tax daaw def nañu 239 ñaari téeméer ak ñeent fukk manqué benn yoo xam ni dañu doon set setal ba pare ci ñeent fukki dëkk ak ñaar set setal bu ñu ko defee ci àdduna bi yëpp Sénégal Afrique du Sud Kenya RDC ak Cameroun pour li nga xam ni ci Afrique la ak yeneen dëkk yi Asie Europe foofu yëpp def nañ ko fa bi ñu nettoyé ba pare dañu
nañu xàmmee pollution boobu fan la jógee pour xàmmee entreprise yi nga xam ne ñooy produire plastique yooyu tey nga xam ne ñoo nekk di yàq suñu environnement ba pare ñu ne entreprise yooyu nañu fexe ñu wut yeneen solution yoo xam ni du yàq environnement bi maanaam li nga xam ne moom la ñuy produire ñu def ko ci ay xeetu emballage yoo xam ni buñ ko wàccee ci jaww ji wala ci suuf si dina yàqu dina seey nga xam ni du nekk problème du mel comme plastique yi maanaam du toog di yàq di ci comme plastique ni muy toonee ay téeméeri at nga xam ni day indi problème pour jur ji indi problème pour suuf si. Docteur Ibrahima Cissé mooy responsable campagne Océan ca Greenpeace Afrique mooy tëj buntu quartier vert ba si di ñëw ci benn waxtu bi benn gox bi ci benn planète bi. ministère bi yor wérgu yaramu askan wi jaare ko ci programme bi ñu dénk xeex jàngoroy tuberculose moo leen di may seen émission bonne santé jàngoroy tuberculose ñu ngi koy wàllante ci ay toq teflit yuy génn ci gémmiñu kii amee jàngoro ji buy sëqët mbaa muy tissooli ngir aar say dëkkandoo del taf sa gémmiñ saa booy sëqët mbaa ngay tissooli di aéré néeg yi ngir jant bi di dugg suba gu jot dem kër docteur saa boo amee sëqët bu weesu fukki fan ak juróom jàngoroy tuberculose mën nañu ko faj garab yi am na ci bépp bërëbu fajukaay te dañu koy maye. bonne santé ñu ànd ci ak Salimata Aw. daleen ak jàmm bëñ yi ci bëri bu ci nekk am palaasam ci biir gémmiñ benn bu ca jóge nag dina indi ay jafe-jafe rawatina ci wàllu wérgu yaram docteur Pape Ibrahima Camara dentiste. ñàkkum bëñ mooy bi nga demee ba nga xamante ni sa benn bëñ wala yu bëri génn na si sa benn wala sa ñaari ngaam yëpp bu xasee ba wàcc si bëñ bi rek mën nañu wax ni foofu yow sañ nañ ko sax woowee jàngorowu ñàkk bëñ dal na la. li koy indi nag lu bëri mooy kari ciiñ luy metti nga bañ koo faj ba tax dem ba bëñ ba dootul dëgër nga dem ba ñàkk ko. li koy gën a andi mooy bëñ yi amee sànqar yi nga xam ne dañu amee kari wala bëñ yi nga xam ne dañu amee problème mu ciiñ ak yàq ba nga xam ne bëñ yi dañuy dem ba tàmbalee di yëngatu ci gémmiñ bi nooy nepp yëngatu wala ñi nga xam ne dañoo jot a def accident wala ñi nga xam ne dañoo amee yenn feebaru yaram yi nga xam ni dafay wàññi doolewu ciiñ ak yàq bi nga xam ne moom mooy naaj bëñ bi ci gémmiñ bi. li muy faral di andi bari lu ci mel na wax bu baax yenn saa yi doo ko mën wante li ci gën a doy waar di yenn ci ay lekk doo ko mën a sàkkami muy indi ay lorange docteur Pape Ibrahima Camara. dina wàññi taar dina wàññi yow sa nekkin ci biir nit yi ci sa biir njaboot léegi bu ñu xoolee nag ci wàllu bëñ rek ñàkkum bëñ moom dina tax ba nga xam ni bëñ yi yenn ñi dañuy commencer ñoom di jéem a dajaloo di jéem a combler fi nga xamante ni espace bi nga xamante ni bëñ bi ñu dindi wala bi wadd moom foofu la nekkoon. ba pare tamit am na ñenn ñi nga xam ni suñu ñàkkee bëñ lu yàgg dinañ amee ay problème mu wax bu ñu seetee ba seet wàllu lekk moom mi ngi tàmbalee ci sax mi léegi bëñ yi nag moom bu nga ñàkkee benn rek wala yu bëri rek doole bi nga doon am pour sax mi rek moom mi ngi tàmbalee wàññeeku. bu ñu dindee bëñ lu ci ëpp ki xam-xamam màcc ci wàllum bëñ dina teg ay pexe lu ci mel na pont dentaire couronne wala ñu tegal la poosé boo xamante ni dañ koy fixé wala ñu koy dindi lu ci mënti am kenn ku ci nekk at bu nekk war ngay dem ci dentiste benn wala ñaari yoon ngir ñu xool ndax amul bëñ bu cay metti boo yëgul ñu mën koo saafara balaa muy jur yu ni mel mu nekkoon bonne santé dig daje ëllëg bu soobee yàlla ngir beneen numéro. ministère bi yor wérgu yaramu askan wi jaare ko ci programme bi ñu dénk xeex jàngoroy tuberculose moo leen doon may seen émission bonne santé. kii amee jàngoroy tuberculose te di jël traitement ni mu waree dootul wàlle bu amee fukki fan ak juróom wareef la ci képp ku dëkk ak moom nga di ko jàppale ak di toppatoo ni mu waree taxawu ku amee jàngoroy tuberculose bokk na ci aar sa njaboot ak sa gox. RFM. ganu xibaar yi. Bamba Kassé secrétaire général SYNPICS waxtaanum seq ak Jo Maron. Bamba Kassé ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Jo. seen ndaje bi di waxtaan ci code de la presse fu mu tollu jamono ji ak lan ngeen ci séntu. waaw waxtaanu tey bi dañ ko def en partenariat ak waa UNESCO Breda ak waa CESTI article 19 convention des reporters mu ngi jëm ci wàllum rek ñu càmmaraat mbir yi gën a xool tey lan moo tax loolee ñuy woowee code de la presse mënuñu ko appliquer ba léegi
jàpp nañ ni li tax d'ailleurs ñun baamtuwaat day doon ci ñun ndax wax nañ ko démb ba mu dugg ci ba mu yegg ci nopp njiitu réew mi dañoo jàpp ni décret d'application yi nga xamante ne moom nañ war a jël pour mën a jëmmal code boobu décret yooyu ñoo tardé boobee ba léegi te bu yàggul tuuti rek dina mat ñaari at wax nañ ko président de la République yegg nañ ko joxe na ci ay ndigal pour ministre de la communication ak ministre du travail taxaw ci lu mel noonu donc fu mu nekk nii tey nag dañ doon waxtaan ak acteurs yi également pour expliquer leen jox leen détails yi nga xamante ne moo tax ba léegi lu mel noonu mënul ne ba pare tamit ñaaxaat ñëpp ñu ànd booloo mi gën a yàgg gën a ànd ndax xam nañ ni am na yeneen combat yu bëri yu nekk suñu kanam te bu ñu amul mbooloo duñ ko mën a def. 2017 ba léegi code bi ñu woote ko décret d'application bi doxalaguñ ko tey seen gis lan moo tax mu bloqué lan moo tax doxul. waaw li ñu ko wax xam nga dafa am loi yoo xamante ni loi mënul entrer ci yenn détails yi loi benn charte la rek boo xamante ni dañ ciy wax joxe yenn indication yi li ci des dafa am ay décret yoo xam ne il faut que njiitu réew mi siife ko pour mën a pour loi bi mën a jëm am jëm dama ci joxe benn firnde dañ na léegi pour nga nekk boo bëggee exercer ci métier journaliste technicien ak leneen lu mënti doon carte bi nga war a yor nga xamante ni carte d'identité la daanaka d'identité professionnelle dafa am kuréel gu ñu woowee commission nationale de presse moom moo ko war a defar jox ko ñi ko yeyoo loolu la loi bi wax mais commission boobu pour mu taxaw pour ñu xam nu muy doxee pour ñu xam ki koy jiite nu mu war a mel pour ñu xam sañ-sañ yi ñu ko jox il faut que mu am décret boo xamante ne mooy joxe jëmm ci décret loolu la ñuy woowee décret d'application nu mu ko nekkee ci loolu noonu la ko war a mën a nekkee ci lu ñuy woowee kii bi nu mu tuddati fonds d'appui noonu lañ ko war a xaaree ci yeneen ak yeneen au plus daal identifier nañ defe naa 8 projets de décret yoo xamante ne dañ ko war a jëmmal bu ko defee loi bi mën a nekk loo xamante ne luy mën a dut baaraam la donc pour l'instant li tax loi bi mënaguñ ko appliquer loolu dong la maanaam décret yi ñu war a jël moom la ñu bindagul ba tey moom la ñu jébbalagul njiitu réew mi pour mu mën koo siifee. est-ce que ci seen gis-gis seen xel dal na pour mu doxal ko. bu fekkee ne da ngaa ñëw 1er mai wax ak sa njiitu réew yeggee ko say mbébét ca fasaasa mu jël ay dogal jël joxe ay ndigal ngay dégg Sénégal yëpp di dégg sa xel bu dalul nag xaw ma lan moo war a mën a dalal sa xel. comme président mi nga xamante ne mooy clé de voûte des institutions wax nañ ko li ñuy wax mu ànd ci ak ñun gestu gis ministre du travail am gis ministre de la communication ne yéen jox naa leen ci ndigal ngeen jëmmal mbir mi ci na mu gën a gaawee ñun jàpp nañ ni kon ñu on est sur la bonne voie li ci des nag mooy ñun duñu toog rek ne yaafus na yàcc dañ nañ topp mbir mi ba keroog xam fu muy yem. tey njàngat bi ñu bëri gis mooy patron de presse yu bëri dafa mel ni amuñu volonté pour doxal mbir mi ndax arrangé wu leen. waaw loolu moom du ci ñàkk ndax xam nga mbir moom boo ci nekkee di ko doxal te daanaka dara fekku la ci respecto charte yi nga xamante ne ñoo ko taxawal ba pare it am nga xëy na foo mën di yegg foo xam ne journaliste yi duñ fa mën di yegg di nga def sa kéemtalaay kattan pour xëy na loolu lu mu gën a tardé gën la arrangé mais du ma ne looloo tax ndax aw ma ci firnde mais jàpp rek ne lu mën a nekk la daal fi ñu si toll moom mooy patron de presse yi am na sax ñu ne am na ñu si xaw a mer ak yooyu waaye ñu daal fi ñu si toll mooy yegg nañ ko chef de l'État joxe na ci ay instructions dinañ ko topp ci lu mu gën a gaawee pour que instructions yooyu mën nekk lu ñu mën a matérialiser. tey fii métier journalisme tollu jamono ji ban njàngat nga ci gis ci doxalin bi. njàngat bi moom weesuwul gis ni am na lu ñuy yeggee waaye am na lu ñuy yeggaleegul juñu naa ko léegi bu fekkee ni ñi nga xamante ni ñoom ñooy yor këru liggéeyukaay yi ñu war leen sax jaajëfal ci benn fànn ndax ay créateurs d'emploi nañ waaye bu fekkee ni da ngaa créer emploi nekk ci benn secteur boo xamante ne lii charte yi wàcc ak yow doo ko def man mun ma la jàppe lu délinquant ndax bu fekkee ni da ngay jël li nga wax nii. de ëppul xam nga ñun Sénégal dañuy faral yenn yi duñ koy bëgg di tudd waaye koo gis nen a ngi
ndax bu fekkee ni yow da nga am ay ñooy yoo xam ne da ngeen di liggéeyloo weer wu ne nga war leen a fay ci li nga leen fay nga am loo leen di teq yoon ne la boo leen ko teqee da nga leen ko war a teq waaye boo leen ko teqee da nga ko war a joxe ci da nga ko war a reverser maanaam du loo xam ne da nga koy gànnaay wala loo moom yow nga leen di teq te doo ko joxe loolu nu ñu koy mën a tuddee bu fekkee ne da ngay encaisser publicité ñu ne nag publicité kat boo ko encaissé boo defee facturation fii Sénégal kuy jaay service bu ne da ngay fay lu ñuy wax TVA nga war a fay 18% TVA yi encaissé ko reversé woo ko doo délinquant bu fekkee ni da ngay ñëw ñu jox la aide à la presse di xaalis boo xamante ni dafa am destination ñu jox la ko pour nga gën a jëmmal sa këru liggéeyukaay pour mën a yokk conditions yi pour mën a nangam ak nangam ñu jox la ci ay koppar nga jël ko damm ko sa poche loolu délinquant nga wala doo délinquant man foofu rek laa waxee néew ma nag ni ñoom ñëpp noonu lañ mel mais dama ne am na ci te xaw na cee bëri ñu mel ni ñooñu loolu laa wax te loolu defe naa kenn mënu ko dindi. ban matuwaay la SYNPICS jël pour loolu jeex. matuwaay bi si njëkk mooy lu ne fàng dañ koy dut baaraam mooy bi ñu toogee ci ki nga xam ne mooy kilifawu Sénégal gépp ñu ne ko lii am na te amul ku jóg weddi ko wala ku ne loolu amul loolu lu taxaw la lu ñu mën a dut baaraam la. beneen matuwaay bi nga xamante ne dina ko jël mooy dañ koy xeex ndax tamit bu ñu bëggee ne dañuy tënku ci liberté de la presse te bi njëkk ci liberté yooyu muy liberté bi nga xamante ni travailleur bu ne daf ko am sañ-sañu mën a dund ci la muy liggéey te loolu taxawul ba sax di ubbi yeneen bunt yoo xamante ni day gën di lëndëmal liggéey bi ndax seetlu nañ ni ki nga xamante ni payooram matul mais kooku day yomba yóbbaale seetlu nañ ni journaliste bi sax nekkatul léegi à la commande de l'information day relais rek la journaliste bi léegi jottalikat la day ñëw rek gaa yi na ko tey lii ayoon na fi mun na waaw kon gannaaw loolu diw wax na ko noonu la demee wala ñu ne ko waaw ñun kat li ñu càmbar ak lu ñu natt fii la yem mun naa waaw gaa yi de nee nañ mbirum ceeb bi wala mbirum nii fa la yem waaye journaliste bi amatul sax initiative ndax amul moyen te moyen bi si njëkk mooy moyen salario mooy mu am loo xamante ne ci payooram la war ko mën a may mu dund ak dignité bu fekkee ni yow da ngay jógee sa kër war a dem liggéey reportage bi nga dem sax daanaka forcing moo tax nga dem fa ndax xëy na yaa ngi xalaat loo fa war a mën a am soo waaye nekkatoo ci yoon wi loolu tamit il faut ñu wax ko. tey SYNPICS dafa taxaw ngir fexe journaliste yi am nekkin yu baax mais ci kër liggéeykaay yu bari dañ fay tere taxawal fa SYNPICS loolu du gàllankoor liggéey bi. li ma mën a wax ci loolu daal du bari li ñuy wax droit de se syndiquer maanaam sañ-sañu liggéeykat bu ne bokk ci syndicat loolu constitution du Sénégal moo ko tëral. te amul benn règlement intérieur boo xamante ne day ñëw tegu ci ko constitution amul benn donc le droit il est consacré leneen li ma ci tegal mooy syndicat ci liggéeykat dafa mel ni nga jënd assurance ci kuy dawal xam nga booy dawal yor sa oto wala nga yor sa moto dem di fay assurance ñaanoo yàlla def accident waaye loi moo la ko may pour nga fàggandiku ëllëg ñaar yooyu laa ci tontu. journaliste bu ñu fi empêché ne ko amoo droit syndiqué wu bu ñu ko yëgalee ñun SYNPICS dinañ ci taxaw xal suñu tànk tubéy te loolu day dañ fa saasa loolu moom lu leer la waaye nag du ñu forcer kenn ne ko ñëwal da ngaa war a ñëw ci syndicat bi loolu moom SYNPICS du ko def ndax loolu responsabilité individuelle la. tey gis nañ ne ni taskatu xibaar di liggéey tey ñu bari dañu xaw a ñaawlu mbir mi ndax ne na liggéey bi dafa xaw a tilim tey lan mooy taxawaayu SYNPICS. mooy d'abord ñu nangu ko parce que xam nga mbir moom buy am nga bañ koo nangu di ko dàq fekk mu doon lu ne fàng mais dafay mel ni da nga koy bañ a nangu te jàpp nañ ni tey bu ñu seetloo bëri na ay récrimination maanaam bëri na ay jooytoog ay ñaxtu yu jóge ci askan yu jëm ci journalistes yi yoo xam ne yu ci bëri dëgg la il faut se dire la vérité ndax yow bu fekkee da ngay jox information boo xam ne baaxul
wala nga joxe information boo xamante ne information fitna la wala sax nga joxe information yoo xamante ne amul benn fulla amul lu muy andi nit ki ndax information mooy xibaar boo xamante ne dama koy déglu am lu ma ci jëlee am lu ma ci xame wala am lu ma ci gindeekoo bu fekkee ni yooyu c'est des phénomènes yoo xamante ne ñu koy gis tey mais loolu lépp li ko tënk rek mooy loi bi nañu joxeel suñuy décret ñu appliquer loi bi raxas bi nga xamante ne métier bi soxla na ko ñu raxas ko te nag raxas du dàq du rek dañuy dàq nit ñi naw yoo war déedéet raxas bi c'est un truc général repositionnement la réinterrogation la pour ku nekk ci ñun et cetera loolu bu ñu votelee loi bi jàpp nañ ni dina gën a nekk luy gën a yem. ñetti fan weeru mai la ñuy magal bés bi ñu jagleel liberté de la presse est-ce que Sénégal mën na doon fête ci ñun suñu xool mën na bégg wala ndax liberté am na fii wala. jàpp naa ni institutionnellement amul luy empêcher journaliste mu mën a dund liberté de la presse fii ci réew mi waaye jàpp naa ni bu nga doon seetee dafa mel ni kuy jéggi dex rek yem ci digg bi romb nga jóge nga fa nga jógee xaw naa sori waaye dina tamit jéggeegoo am na loolu dese lu bari donc mën naa jàpp ni Sénégal xëy na ci positionnement bu mel noonu la toll donc au lieu ñu koy def fête je pense moment la boo xamante ne dañ ci war a réfléchir ku ci nekk ci ñun jarul sax ñu def ay organisation yu mel noonu ku ci ne na nga siggi xool ne man ci métier bi laa bokk journaliste la caméraman la photographe la chauffeur la comptable la nangam ak nangam dafa am mission bu may dox am na ci loo xamante ne sama wàll la man donc wàllu woowee dinaa fexe ba matale ko. Bamba Kassé secrétaire général du SYNPICS ñu ngi lay gërëm yaa nekkoon ganu RFM Soir. maa ngi lay gërëm di la sant Jo. merci beaucoup Macoumba Bey kaddu gaango. jërëjëf Jo Maron di sant bu baax a baax Bamba Kassé ñu yem fii di leen gërëm bu baax yéen itam ci ànd bi ak ñun ci kanam tuuti ngeen ànd ak Mamadou Amar Ndione ci xibaar yi français yi bu 22h jotee lay doon 23h ab flash minuit RFM nuit jërë ngeen jëf fanaan jàmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم